voilà mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñi nga xam ñoo nekk fii ci réew mi ak bitim réew di ñu teelu ci Sénégal mbokk internet yi tey ñu ngi am Mamadou Alpha Diallo nekk suñu invité tey muy nekk ci mbootaay bu ñu tuddee RASIAT muy rassemblement des acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur agro industriel ca Touba rawatina li jëm ci wàllub gerte gi ñu koy gën a suqali Mamadou Alpha gannaaw bi ñu la nuyoo ba noppi mu mel ni ki am na benn protocole boo leen signé woon ak état bu Sénégal rawatina ministère bi yor wàllub mbay mi mu mel ni ki am na jafe-jafe yoo xamante ni am na ci ba ñu privilégié ñeneen ñi muy chinois yi gannaaw boo nuyoo ba noppi. waaw Maguette maa ngi lay gërëm bu baax di la sant ci invitation bi surtout. ak opportunité bi ngeen ñu may nii pour ñu leeral lu bëri ci biir Sénégal. et surtout ci gerte gi. waaw comme ni nga ko waxee maa ngi tudd Mamadou Alpha Diallo nekk ci regroupement bu ñuy wax RASIAT nekk fële ci Touba. di def transformation gerte en diwlin. et 2018 nag dafa amoon protocole bu ñu liyee woon état du Sénégal ñun huilier wu dëkk bi ak importateurs yi. pour ñu transformer gerte wu Sénégal en diwlin. importateurs yi ñu ne leen balaa ngeen di dugal diwlin ci dëkk bi. ngeen di am DIPA bi. da ngeen di war a jënd diwlinu gerte au moins 30%. ñun ñëpp ñu d'accord ci. première année bi ñu liggéey ko mais après si le président Chine ñëwee fii permettre ñu relancer waat protocole bi doon jeex en 2019. ñu yóbbu ko 2024 maintenant pour mu permettre chinois yi ñu ñëw jël gerte Sénégal yi génn ko Sénégal. loolu nag bi mu amee ba léegi indi ñu gàllankoor bu rëy. ndaxte ñun suñu matière yëpp gerte la. te bañuñu chinois yi ñëw ci dëkk bi dañ ne nañ ko réguler. dafa am décret de loi bu fi nekk mu ne. chinois yi balaa ñuy dugg wala ku war a génn gerte ci dëkk bi na assuré wu ak dëkk bi ravitaillé wu ba pare gerte. et que ñun dañu bëgg chinois yi même bu fekkee ne ñëw nañ fi. bu ñu jëndee 300 400 ñoo xam li ñu jëndee. loolu c'est l'intérêt des cultivateurs et kontaan naa ci loolu. que na chinois yi transformer gerte gi à l'intérieur du pays loolu moom mooy créer valeur. ñu liggéeyee ko fii ci biir réew mi liggéey gi ci dëkk bi loolu moom mooy créer valeur. maanaam foofu dañ ciy lëkkaloo ak industrie yi nekk fii ci biir réew mi. bien sûr dañ ci lëkkaloo ak industrie yi nekk fii ci dëkk bi bu ma kenn mënu ma wax ne amul parce que déjà. am na ku dëkk Touba. convaincre ab chinois mu def noonu. bu fekkee ne ku dëkk Touba mën na def loolu. état mën na def loolu. dëgg la. kay loolu laa bëggoon leeral. léegi ci diggante boobu nga ni état bi ñëw na signé ak beneen protocole boo xamante ni day yombalal ñoom chinois yi ñu ñëw jël gerte gi yóbbu ko bitim réew ni ñu koy jëndee mooy gën a cher maanaam foofu noonu dañ leen di favoriser ci côté boobu noonu mais yéen ana seen protocole bi ngeen signé woon ak état bi mi ngi doxam déet ak lan moo ci am jafe-jafe dañuy jox ñee priorité wàcc leen wala. waaw xam nga nag protocole boobu mënul continuer bu fekkee gerte amul. ndax instant bi chinois yi ñoo ravagé lépp démb déggal daaw 2019 2020. génn nañ fi lu toll ci 327 000 tonnes arachide décortiqué boo ko xoolee ci arachide coque mooy 500 000. loolu lañ fi génne daaw. ma fàttali ne 500 000. ñun doy nañu pour ñu liggéey daanaka ñaari at. secteur bi yëpp la 500 000 tonnes. 500 000 tonnes. bu fekkee ne da ngaa xool ren 15 février bi passé ministre bi génn ne nee na chinois yi. ci loo xamante ne direction validé na ko. ñu ngi gum ci 500 000 tonnes. yaa ngi dégg. ministre bi ne semencier yi ñu ngi ci 90 000. huilier wu dëkk bi ñu ngi ci 90 000. boo ko boolee yëpp ñu ngi en tout pour tout ñu ngi ci 680 000 tonnes. kon normalement dëkk bi 1 200 000 tonnes waroon na fi des. waaw te pourtant gerte desatu fi. chinois yi ñu ngi Touba yor conteneur bëgg ko feccali mënuñu ko feccali. boo demee Njàmbur amatul gerte boo demee Saalum amatul gerte ay côté Kolda moo des tuuti gerte te gerte waa Kolda yi ma fàttali ne tey ji instant bi ñu ngi jaayee saaku 23000 te bëgguñu ko ubbi saaku bi ndax dañ ci def ay suuf ba mu fees. kon donc dañ lay jaayaale suuf si. kon donc c'est pour dire simplement lan laa bëgg wax foofu mooy que gerte gi instant bi desatul amatul 1 800 000 tonnes amu fi firndeel naa ko ci ay télé firndeel naa ko ci ay presse firndeel naa ko ci samay chronique. kon ça veut dire que chiffre bi ministère bi joxe ak li am ci terrain bi bokkul. déedéet ma fàttali la benn affaire. moo utiliser waxu ministre bi pour nga xam ne dara amu ci. ministre bi dooteelu campagne bi daf ne ñii di valider gerte Sénégal. mu nit SILS. FAO PAM ñëw nañ fi entre le 2 ak le 6 novembre. ñu ne Sénégal am na 1 826 000. tonnes 590 tonnes. ñu jàkkaarloo état bi di jàkkaarloo taskatu xibaar yi moom mu ne 1 800 000. léegi mooy wax de. waaw ñu teg ci benn fan mu génne waat ci beneen rajo ne 1 826 000 ñu teg ci ñaari weer mu génne waat ci beneen rajo ne 1 811 000.
kon nag jox nañu ñeenti chiffres yu bokkul ci benn at. déjà benn. ñaareel yoon fan yële mu génn mu ne chinois yi ci seen loxo mu ngi 114000 a ngi fa gerte gu ñu xool gerte gu ñu xolliwul mu ne mu ngi ci 186706 boo defee rapport bi ñu ngi ci ab rendement de 61,41%. loolu lan lay tekki mooy que gerte gi ren baaxul. rendement bu baax mu ngi nekk entre 65 ak 72%. kon donc le ministre ni muy calculer baaxul prouvé naa ko parce que nee na 63000 exploitations lay utiliser. 52 agents ñoo koy xool ci ñaari weer loolu mënul nekk ça veut dire que agent bu nekk dina def 1211 terrain. 1211 terrain ci août la ñuy commencé jamonoy nawet terrain yi ni ñu sonantee te ay fonctionnaire a koy defar mooy maanaam du ñu liggéey samedi du ñu liggéey dimanche. 8 heures de temps la ñuy liggéey par jour bi ma ko calculer 6 mois la moo leen di doy pour ñu génne calcul yooyu. moom ci 2 mois jox nañu calcul yi dama bëgg ñu bàyyi caaxaan yi ndax chiffre yi ñuy wane nii. ñun ñëpp si la ñuy sukkandiku pour defar li ñuy wax business plan pour liggéey. bu chiffre yi baaxul rek ñun dañuy daanu. instant bi chinois yi ñu ngi ci 500000 tonnes génn ko ci dëkk bi. huiliers yi 90000 semenciers yi 90000 te gerte desatul si dëkk bi te nee nañ am nañ 1,8 million. xam nga déjà problème a ngi noonu. te lii problème bi waroon nañ ko régler depuis le début de la campagne. man nag bi ma ñëwee yàggul moo tax boobu ba léegi maa ngi submerger média yi te du ma bàyyi ministre. ren par force dinañu wax ana 1,8 tonnes 1,826,000 tonnes yi nga xam ne moom la fi xayma ci gerte ci biir Sénégal. léegi ci wàllu boobu nga xam ni chinois yi dañ leen di ëppale ci lan moo tax ñu ëppale leen dañuy privilégier ñoom ñu jaay leen wala boog njëg bi ñuy jëndee moo gën a cher wala boog moo gën a baax pour ñi nga xam ñoom ñooy baykat yi yéen bu ko defee yéen seen liggéey dafay taggatémbe dafay taxaw. xam nga SENA mooy réguler prix gerte. waaw moom dafa génn at bii mu ne prix gerte à partir de 250 la war a. bu génnee à partir de 250 mooy maanaam 250 boo ko jaayee doo perte. loolu la estimé SENA. waaw SENA waxi SENA lay wax. waaw. ñu dem ci marché bi ñun bu ñu demee la moo tax chinois bi du ñu ëppale bu ñu fayee 300. chinois bi fay 320. bu ñu demee 20 mu dem 40. ñu teg ci rek dañuy teg rek cela veut dire que daf ñuy empêcher pour ñu jënd c'est normal parce que moom dafa jógee 9000 kilomètres ñëw fii. mënul nangu ñun ñu koy jiit parce que moom mission pour jël gerte gi yóbbu la. yaa ngi dégg. léegi nag moom bu jëlee gerte gi dem bitim réew. dem dëkkam. moom moo ñu ëpp pouvoir d'achat. mooy maanaam salaire moyen wu Chine c'est 600 à 700 000 francs par weer. kon donc ñooñu am nañ niveau de vie bu ëpp suñu bos. waaw yaa ngi dégg. léegi nag ñoom bu ñu yóbbee produit yi foofu ak lu ñu ko mën a transformer mën nañ ko jaay. man tey jii mënuma par exemple gerte gi ñuy yóbbu fii ñoom bu ñu ko defee dëwlin seen dëkk ñu koy jaayee $5 maanaam 3000. man xoolal tey jii kan laa ñemee jaay litre dëwlin fii Sénégal 3000. ñemew ma ko. amul maanaam mën nga ko sax def mais kenn du ko jënd. non parce que litre mu ngi entre 1000 xaw ma 1200. 1200 et quelque. yaa ngi dégg. léegi nag voilà problème yi am dafa am décret de loi bu nekk ci dëkk bi. 2010 15 du 13 janvier 2010 buy réguler nan la gerte war a nekkee Sénégal ak nan la fi war a génne. benn daf ne gerte balaa muy génn Sénégal. il faut mu ravitailler dëkk bi. loolu la décret bi wax. PRACAS bi nga xam ne moo nekk ci PSE mu ne. gerte mënuñu génne gerte Sénégal tant que rombuñu million. kon cela veut dire lan la bëgg a wax il faut que déjà millions yi ñu assuré wu mu des si dëkk bi avant ñuy commencer exporter. li si tegu ñu door koy génn mais déjà loolu amaguñ ko. xamaguñu ndax yegg nañ ci fi mu nekk chinois yi ñu ngi si 500000 huiliers dëkk yi nekk ci 90000 te pourtant chinois yi ñu ëppale. kon léegi wax ma léegi ki am 90000 ak ki am 500000 kan lañ favoriser. normalement ki am 500000 lañ favoriser. mais est-ce que ci diggante boobu noonu ak chinois yi li ñu doon jëndee njëg bu cher yéen mu tax ba yéen doo leen mën a am gerte gi facilement amoon na benn tractation boo leen doon def ak ministère wala boog pour yéen ñu xaw leen gën a privilégié ci njëndum gerte gi ba pare wala loolu mënta nekk ku nekk rek sa prix ngay joxe. xam nga maanaam dañuy wax ku ndóowin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw. daaw premier ministre bi déggal ministre de l'agriculture bi mu ñëwee. première année bi mu lajjee. dañ tegoon ne jàng na ci affaire waaye jàngu si. yaa ngi dégg. léegi at bi mu demee ba ci biir. mu gis ne difficulté am na. si la tegoon 30 francs sur l'exportation. mu ne gerte gu ne. teg na ci 30 francs bu ñu xolli boo ko naree génn moom ngay fay. waaw. liiroon naa Sénégal tamit kenn ne ngala lii mooy ministre bi njëkk ci Sénégal bu teg taxe sur l'exportation. ma fàttali ne loolu du dëgg. ministre bi ñu wuutu ñoom. Pape Abdoulaye Seck. tegoon na 40 francs ci gerte gu ñu xolli. d'accord 15 francs ci gerte gu ñu xolli. kon donc loolu leeral la. Ouais. léegi nag maanaam tey jii mu teg 30 francs yooyu ba pare. ñëw def ne chinois yi mënatoo leen génne seen gerte gi. mu def maanaam
arrêter exportation. waaw foofu dañ leen di bloqué quoi. bloqué leen. waaw léegi bu fekkee 30 francs pour bloquer leen la moo tax ngay tegaat ne bu leen génn seen gerte. mënoo invité nit sa kër mu ñëw añ ngeen toog ba ci boolu añ bi nga nangu ko dóom. kenn du ko def. waaw bu fekkee da nga bañ mu añ bu ko invité. waaw bu fekkee da nga bëgg sa njaboot añ ba pare. xaaral ba ñu suur ba pare. nga door a woo keneen. voilà ce qui s'est passé léegi nag invité na leen ñëw ci dëkk bi ba pare créer leen blocage mais empêché wul chinois yi ñu dem à l'intérieur du pays di jënd gerte denc ko parce que xam nañ ni tôt ou tard dinañ ko débloqué ndax protocole lañ signé ak ñoom. waaw Macky Sall nag 31 janvier. bi dëgg 31 décembre bii passé le président mu libérer les exportations. chinois yi si lañ commencé di génne. xam nga mooy maanaam c'était pas logique. bu fekkee ne da ngay arrêter leen parce que xam nga ne baaxul. mais mieux vaut prévenir que guérir. yow teelal arrêter seen fecc. balaa ñuy yegsi. bu njëkk ba chinois yi bu ñu ñëwee Dakar lañ daan yem. léegi dañuy dem ba sa tool. à l'intérieur du pays. loolu man mosuma ko gis ci àdduna. ñoom France ils font la même chose. mais daa am société bu ñuy wax SAFER buy réguler loolu. ñoom du ñu dem ci tool yi. d'accord France dañu gis ne dañ jékki-jékki gis ne agriculteurs yii di door a génn école. amatuñu pouvoir jënd suuf si parce que suuf su daan jar mètre carré wala hectare 2500 euros. chinois bi renchérir na ko ba dem 7500. léegi nag borom tool yi jaayatuñu français yi di jaay chinois yi. France génn benn société bu ñuy wax SAFER. buy réguler loolu. ne français bi d'abord avant le chinois. d'accord mais loolu bañeel amu ci sama bopp ma la gënal du bañ naa la. léegi tamit ci li nga xam ne moom mooy chinois yi dañuy jël gerte gi yóbbu ko seen dëkk def ko dëwliñ mais daa mel ni ki tamit ci wàllu koom am na loo xamante ni mi ngi ci am na benn business bi ci nekk ñoom naka la ñuy jëndee gerte gu cher ci kaw. ñoom sénégalais yi nga xam ñoom ñooy jënd mu gën a cher ñu yóbbu ko bitim réew te bu ñu ko yóbbee bitim réew du gerte du si dëwliñ rek la ñuy yem dañ siy defaat yeneen i produits yi ay chocolat ñoom seen ñoom indiwaat ko jaayuñu ko fii ci biir réew mi mu mel ni ki wàllu koom ñoom am nañ ci bénéfice bu baax. waaw dañ si am bénéfice bu baax parce que déjà ñoom ni ñuy jëndee gerte. man gis naa ab chinois bu ñëw sama place yor 420 millions. 420 millions de francs CFA. alors ce qui est pas normal. déedéet bu ëppee 5 millions rek waroo ko yor. dañ la war a càmbar foo ko jëlee. déjà de la leer ba leer génneew ko ci ab banque. ndax banque amul droit joxe xaalis bu toll. waaw benn. deuxièmement dama lay leeral ne la exportation chinois yi. véhicule de change de monnaie la. mooy maanaam société chinois yi nekk fii. dañuy profité ci chinois yi nekk fii ñu jox leen seen CFA yi ñu denc ñoom. ñoom ñu jox leen. xaalisu chinois bi en Chine. xaalis chinois loolu da leen di permettre ñu bénéficier si le taux de change. taux de change. yaa ngi dégg. kon donc cela veut dire que ñoom économiser nañ ci xaalis bi marge boobu. mën nañ ko teg ci gerte gi. di continuer di spéculer di jëm ci kaw. ñun nag amuñu manœuvre boobu. d'accord léegi nag il faut que les politiciens de ce pays. di xalaat géopolitique. di xalaat macroéconomie. bañ a toog seen bureau rek xalaat ne lii lañ fi bind rek lii lañ mu am parce que nit ñi ku nekk am na sa pexe ku ne ni nga am na nu la neex nooy xamante ne yaa ngi koy essayer def pour génn. li nga xam ne yaa ngi koy jël ci benn dëkk. utiliser li ñuy wax ay niche juridique wala ay niche fiscale wala ay niche économique. kon donc ñoom bu fekkee ne seen xam-xam dafa toog rek yem ci bureau bi. voilà ñun moom ñi ci suuf ñun moom ñi nekk ci suuf moom ñu ngi dee. léegi pour jeexal dafa mel ni kii tamit bu loolu amee yàgg nañu di jooy suñu réew français yeeg ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi fii di implanter ay usines wala ñoom ay entreprise di ci liggéey. di yóbbu suñu xaalis bitim réew wala bokk di gën a développé yu ñoom seen biir donte sax am na ay sénégalais yu fi nekk tamit samp fi seen i industrie wala bokk ay entreprise mais dafa mel ni ki balance bi fi mu pesé woo fi gën a kawe mooy nasaraan yeeg chinois yeeg français yeeg ñoom seen ñoom loolu mooy gën a firndeel de tamit loolu am na ci côté gerte bi te huiliers yi ñu ngi fi. voilà loolu moom li nga wax dëgg bu wér la. ndaxte déjà benn man France daa nekk di liggéey. Sénégal dafa signé accord France li ñuy wax ay métiers à tension. dafa am métiers yoo xamante ne dañ ko réserver Sénégalais yi. mais à condition. que buñ koy xëccoog français bi la ñuy njëkk a jox ko ñëw. mais loolu benn racisme amu si c'est normal. ndax buñ joxee français bi xaalis bi ci biir France lay des. buñ joxee Sénégalais bi day génne xaalis. waaw beneen bi ñu koy wax carré magique de Caldor daf ne en économie mu ne. bu fekkee ne privilégié nga exportation. boo exporté matière. da ngay yóbbaale emploi. mais par contre bu fekkee transformé nga ci dëkk bi da ngay créer li ñuy wax croissance. xeetum ñuy am ñu bees. ak PIB bu yokk. léegi nag ñun ñooñu foofu lañ leen di woo. dëkk bi Sénégal dafa war a am li ñuy wax souveraineté alimentaire. tey jii Covid bi wane na ne importation
du solution. ndax ñi ñuy jox parce que bu ñu tëjee seen frontière ñu torox. te pourtant Sénégal 200 000 tonnes d'huile lañ soxla chaque at. loolu 800 000 tonnes gerte moo koy def. kon donc bu fekkee 1 800 000 tonnes ministre bi am na kon ñun mën nañu am autosuffisance en huile. lan moo tax du ñu am autosuffisance en huile ministre bi génne na fan yi mu ne Sénégal am na céréales 3 800 000 tonnes. ba pare ne kon donc couvrir nañ suñuy couvrir nañ suñuy besoin de 95%. mais loolu du dëgg. céréales mooy côté dugub geeg. côté dugub ceeb mboq beeg yoom seen. defal ndànk yow booy ndekki mburu bi ngay def lan la du blé. waaw blé la de. blé bi Russie lay jóge France yeneen dëkk Canada. ceeb bi on a besoin de 1 100 000 tonnes par an. dañuy importer autant ci dëkk bi. du dëgg. léegi yow naka nga mën a waxee ne da nga autosuffisant te li ngay ndékkee jugeel ci dëkk bi li ngay añee jugewul ci dëkk bi wala genn wàll gu jugewul ci dëkk bi. man en tant que scientifique bu fekkee damay xayma autosuffisance damay xool statistique importation yi ak li ñuy bay ci dëkk bi. autosuffisant wu ñu foofu et pourtant mënoon nañ autosuffisance fu bari. surtout ci dëwlin ndax dëwlin mën nañ ko def. arrêter importation bi parce que ñii nga xam ne ñoom ñooy waa UNACOIS. li gën a yomb ci liggéey la ñuy def muy importation. jëli dëwlin bitim réew indi ko ci dëkk bi te naa la fàttali dëwlin bu bon bi lu ci majeure partie bi moom lañ fiy dugal ñu koy wax huile de palme. baaxul ci wér-gu-yaram ndax dafa am 50% d'acide gras saturé. moo tax nga gis ay nit ay xale di am ay AVC. ay maladies cardiovasculaires dëwlinu gerte nag c'est prouvé dans le monde diététiciens yi ci àdduna bi yëpp wan nañ ko. naturel day déboucher artère dafa am li ñuy wax oméga 3 kon donc xamal leen ne tey jii loo yaxanal. ci dëwlinu pour jënd huile de palme yaa ngi cotiser waale pour sa wér-gu-yaram ndax suba. di nga ko jëndee garab pour fajoo. voilà léegi li ñuy jeexalee Mamadou Alpha Diallo léegi yéen a ngi ci mbir mi nii léegi fan ngeen jëm ak état bi ak chinois yooyu lan moo leen dese actuellement muy li nga xamante ni mooy seen xeex ci mbir moomu. waaw déjà at bii moo ñu dese te ci at bi damay woo arbitre bu mag bi muy le président de la république. moom rek moo mën a régler. est-ce que tal na ko ak Covid beeg ñàkk beeg. waaw mais ba léegi ci njaboot bi lañ bokk dañ koy fàttali rek ci njaboot bi lañ bokk du dëgg parce que nu mu mënti demee rek. li ñuy lekk foog ñu toppatoo ko ndax foofu amee problème rek. dëgg la ci kaw ministère de l'agriculture dafa teg ab koo xamante ne. wax dëgg yàlla joxu ko chiffres yu baax. te prouvé naa ko prouvé ti ko. te tamit day def li ñuy wax ay calcul politique. ndax Fada bi nga xam ne moom moo nekk Sonacos. allié la bokkul APR. moom bëggul ab allié di réussir ci kaw loo xamante ne moo ko jiite. kon li mu mën a def rek mooy sonal ko ba du am matière première. te Fada xam na ne tey jii bu amul gerte du liggéey mais xam na ne problème am du chinois yi xam na ne problème ministre de l'agriculture la te ministre de l'agriculture tey jii moom moo am na branche boo xamante ne dafa dépendre ci Sonacos. kon léegi nag la moo tax moom société nationale bu toll ni Sonacos. mënu ko jàppale ci kaw couvrir ko pour Sonacos am besoin ndax Sonacos soxla chaque année capacité de collecte de 360 000 tonnes. bu fekkee amul capacité boobu. mais du liggéey kon donc Sonacos 65 000 tonnes yi mu collecté. xam nga nu muy mujjee. jaayaat ko chinois yi ndax bu ko taalee machine am pour def ko dëwlin. day perte. léegi nag bu weesoo loolu lii nag sama première partie combat la pour année bii. li ci des au moins ñu bañ a tëjaat une deuxième année consécutive. laaj demander le chef de l'État mu defaral. man dinaa topp ministre bi pour que cette année mu wax ñu 1 800 000 tonnes yi anam loolu di 2 à partir de maintenant je m'engage personnellement que d'ici l'année prochaine dina améliorer protocole bi avec la Chine du ma ko bàyyi benn yoon dinaa ko topp ba lu ma am jël voilà jaajëf ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Alpha Diallo mbokk yi yéen itam ñu leen di jaajëfal ci teelu bi jaajëf Ablaye nekkoon ci technique bi mucc lay merci beaucoup